ministère de l'éducation nationale moo leen di may seen émission li xew ci biir internet. Preview. merci d'être avec nous ñu ngi leen di jaajëfal yéen internautes yi di leen jaajëfal yéen téléspectateurs yi damay jiital internautes yi ndaxte émission bu mag bi commencé na heure bu baax bi à partir de 13h30 la miin ngeen ko après journal bi nga xamante ne rédaction bu télévision Futurs Médias moo leen koy proposé bis bu ne ñoom bu ñu jeexalee ñun ñu ñëw yaatal man ak mairie xibaar yi gën a fës ci internet bi mais surtout astuce yu am solo yi wax nañ leen ko dañuy boole utile ak agréable am na astuce de mairie ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar Ndiaye. tey nag. Ndiaye bàyyi ma nuyoo. Nuyoo ba pare kon ma wax li de toute façon dinaa ko wax donc voilà. maa ngi leen di nuyu yéen internautes yi ak téléspectateurs yi nga xamante ne yéenay safoo di seetaan suñu émission li xew ci biir internet bi comme ni ma koy faral di waxee chaque jour heure bu baax bi daal dina egsi ñu fekk leen seen kanamu añ wala ngeen daal di nekk bureau en pause ngeen daal di diigal tuuti ñu daal di leen jox lépp li nga xamante ne mooy information yu jógee ci réseaux sociaux yi wala ci internet bi. yaatu na internet géej la lu bëree ciy xew dañuy segg yenn daal di ñëw partagé ko ak yéen bis bu ne la lundi ba jeudi ci bu 13h30 jotee. ñun ñu ñëw yaatal li xew ci biir internet dañuy njëkkee ak information bi nga xam ne mooy def buzz depuis démb mbirum sport la bu ñu nee Demba Ba comprendre ngeen gis ngeen vidéo yi ñu ngi koy partagé ci statut WhatsApp yi Facebook Twitter wala Instagram ci kanam dinañ ci ñëw am ci pàcc bu yaatu ndaxte actuellement Demba Ba mooy buzz ci réseaux sociaux yi démb ci match bu am solo bi nga xamante ni diggante Paris Saint-Germain ak Istanbul Başakşehir mi nga xamante ni mu nekk match bu huitième de finale mën nañ jàpp ni 8e journée wala 6e journée Ligue des Champions mu nekk match bu am solo mais démb daal buzz bi Demba Ba moo ko jël li ko waral ci kanam dinañ ci ñëw yaatal ko def ci pàcc bu am solo mais gannaaw boobu mairie damay wax gars yi. waaw li nga sañse laa leen di wax. fa def noir ci kaw nii ngeen gis jupe la ci suuf malheureusement doo leen ko gis mais dinaa leen ko photo dafa war a mën a taxaw ci kaw tam mais doo taxaw ci kaw table. taxawuma ci kaw table est-ce que doo ma bàyyi Ndiaye. mais dañu bëgg woon ñun on est caché. mais sànq laa la doon wax nga ne ma mairie xooluma la. non mais dafa ni ma daf ma laaj ba xam na li mu sol rafet na lu tax waxuma ko ne rafet na. déedéet dama ko ne man gisuma la. dama ne la jupe bi. kon jupe bi nga sol. waaw mais fii la yem fii. mais léegi gars yi nee nañ nga taxaw ci kaw la. benn gars yi waxu ko taxaw ci kaw table bi. kenn waxu ko. actuellement internet ñu commencé dugg moo tax ma leen jox temps. ñu dugg ci internet bi actuellement en live sur Facebook xam ngeen ko hashtag bi sunu net la comme ni ngeen koy gisee noonu ci suufu écran bi mairie tey dafa sañse def benn sañseem bu doy waar moom kon tey rek laa sañse waaw nii waaw tey rek nga sañse waaw kon baax na dëgër fit di app yow yàlla baax na tey rek laa sañse yeneen jours yi ma wax yëpp garaaw am pas de problème venant de toi ça ne m'étonne pas nee naa leen Ndiaye il est pas galant Ndiaye du compliment Ndiaye tooñ rek lay def sonal ma 8 wax leen si bokk moom daal xëy na ne lu tax li mu sol neew ma ko rafet na ma ne ko man en direct laa la koy wax. bëgguma ko en direct. jupe ay voilà. est-ce que duñu jubal ci kii bi nuñ tudd sponsor bi. di remercier sponsor yi mais dañ ci ñëwaat de toute façon émission internet la da ngay photo dugal sinon ngeen xool ko ci compte mi mairie moom xam ngeen li mu sol bu leen ump léegi mu def ay photo 1000 dugal ko ci réseaux sociaux yi. amul benn problème li nga wax ni rek dina tax tey du ma ko dugal. suba di nga ko dugal. waaw baax na.
acca remercier la suñu sponsor bi nga xamante ne moo di ministère de l'éducation nationale donc fan yii yëpp ñu ngi leen koy won ndaxte depuis jeudi passé la daal di rejoindre li nga xamante ne mooy aventure lu xew ci biir internet. donc ñu leen di wax rek ne am na campagne boo xamante ne du 1er au 23 décembre mi ngi daal di daw ci li nga xamante ne mooy digitalisation du système avec à travers un numéro bu ñu tuddee IEN donc identification la boo xamante ne benn numéro alphanumérique lay nekk soo déggee alphanumérique mooy day am lettre day am chiffre ñu daal di ko boole numéro boobu nag dafay daal di englober lépp li nga ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci milieu scolaire moo xam enseignant nga moo xam élève nga wala même parent d'élève Ndiaye. loolu am na solo gis nga ko déjà ñëpp a ngi koy partager ci réseaux sociaux yi wax nga ko fii ba le 23 décembre ah. mu nekk lu am solo mais le fait que ñuy digitaliser corps enseignant bi ak surtout élèves yi. loolu lu am solo la waa ministère de l'éducation nationale di ci liggéey bu am solo. déjà ñi ngi ci réseaux sociaux yi ñu ngi koy partager dem leen seen site internet bi ngeen am information yi yu gën wér. surtout ñu ngi koy partager ci réseaux sociaux yi gis naa blogueurs yi gis naa influenceurs yi ñëpp a ngi partager information bi mais surtout sénégalais yi jot ko jot ci muy ay enseignants muy élèves ñëpp xam ni ci mbirum internet la ñuy dox mbirum digitalisation la ñu nekk ci jamono ni toll il faut ñu jëm ci développement boobu ndaxte mbirum internet moom yokkute la rek dégg naa président de la république di kaas ni internet bi dafa cher gis naa tey presque ñëpp xëy ci à juste titre parce que fu ñu toll ni fi jamono toll internet waratul cher internet boo demee sax ci lieu public yi da nga ko fa war a fekk les aléas du direct mairie dafa wax ba ñi dañ lay dagg foofu wax ba jaaro bi xam nga yow da nga bëgg ñu dagg jaaro baa ngi nii jaaro baa ngi nii lii la lu wadd nii la mu ngi noonu nag da ngay laajte indi mais lan moo wadd dara waddul jaaro baa ngi lii de musul am internet en direct ah mairie wax na ba jëf yi wadd jaaro baa ngi nii waddul indi sama yow donc je disais que dafa normalul que internet daal di cher donc dañu war a nekk même dans les lieux publics internet dafa war a daal di nekk loo xamante ne c'est gratuit donc ñuy wax rek suñu opérateurs yi ñu jàpp ci bu baax. maa xalaat da ngay bari bagage di takk jaaro muy lonku di chaîne yi machine kii yi mèche yi di karang-karang moo tax dafa wax ba affaire yi dagg nii lañ nekk ak ñoom ah xoolal élèvement ni xoolal masque yi rek lii mooy wane ni gis nga gars yi différence bi ñuy def depuis ci suba ñu ngi koy partagé ku nekk di ñu ko partagé kii benn internaute moo ñu ko partagé gis nga nee na femme ne homme. waaw maquillage bee tax. te doo bàyyi bul defar dara. maquillage bee tax xam nga maquillage bi. soo sakkee masque bi poudre bi ak yooyu dafay daal di takk. mais yéen comme poudreoo leen dara dalu leen. c'est normal que bu ñu ko kiiwee. léegi c'est normal que bu ñu. c'est normal mais garaawul mais bàyyi ko El Hadj Malick baax na yàlla baax na dara nekku ci lépp baax na en direct la ñëpp lay dal. ni ngi mel ne nga doon dox rek sa daal dagg. poudre bi gis nga masque bi nii El Hadj Malick wan ma lii moom doo ko bëgg a wane gis nga masque bi lii masque yow li xaw naa am poudre de lii sa bos la. ah ma xoolal rek boo xam ne lan lay doy masque boobu. en tout cas bu dee jigéen poudre bee tax. muy daal di takk yéen nag góor ñi moo tax muy daal di mel noonu rek. mais masque tamit dafa xew na gars yi di gën di takk masque. surtout ci jamono ji nga xamante ni dinaa fi indi ay masque yu nice yu fashion. mi ngi waxu masque rek. yëf yi dagg na garaawul amul problème en direct la gars yi ngi lay kii internet yi nag ñu ngi lay kaañoo. kenn kaañoo ma fi. déggal kii nee na famille ñoo bari bagage. loolu la ñëpp di wax. waaw famille la waaw. kii xoolal Mia Cissé nee na Mamadou Ndiaye sonal nga mairie. waaw nee am Ndiaye tamit nee na Mamadou Ndiaye sonal nga mairie. non mais sonalu ma la. parce que fi may waxee ak yow nii. loolu du sonal fi ñu tooñalantee nii sama doom bàjjen la. fi ñu toogee di expliquer nii mi ngi wax yu rëy di wax ci loo doon wax sax. digitalisation mbirum affaire ministère de l'éducation nationale yi bu nekk lu am solo. mais jékki-jékki rek. jaaroom dagg. xaw ma wadd jaaro bi daggul mi ngi nii. mais li nekk accompagnant jaaro dafa am lu wadd rek. jaaro bi wadd na ca baaxul. mais sa wax bi la est-ce que doo ay waay internet yi àtte bàyyi ma. jaaro bi wadd na àtte leen ma ak Mamadou Ndiaye wax na wax ba affaire yi ne pëccax bàyyi ko noonu nag. bàyyi ko nii la ko gars yi bëggee. sama yaay bëggul may bañ a di takk benn jaaro. borom jëkkër du takk benn jaaro bàyyi ma dindi ko. ok loolu di nga ci ñëw ah. gaaf la waa baaxul gaaf. mais masque bi nga gis nii. moom la gars yi di partage ci réseaux sociaux yi baal naa la ko garaawul noonu internet baal dama lay doon tooñ rek ba cat topp ci léegi yëf yi benn li accompagner jaaro bi moo waddoon mais léegi lépp wadd na ndax sama làmmiñ wél li waaw kii moom nee na dafay essayer protéger li nga xamante ne mooy sa santé. waaye nag li ñu jaaxal mooy masque bi da ko takkee gannaaw. loolu de ñu jaaxal.
kii de lii faux lii de xoolal ci masque bi fii du place am waxal loolu. waaw mais non du place am effectivement parce que ndong bi quand même dama xamul masque bi lu muy protéger ci ndong bi mais li ñu jaaxal mooy nee na dafay daal di essayer de protéger sa santé faut savoir nag ndax ndong bi lay protéger waaw peut-être fii du place u masque bi masque yi ci kanam la nañ ko takk di protéger suñu bopp éviter yokku Covid 19 bi gis nañ ni boobu ba léegi policiers yi ñu ngi ciy def liggéey bu am solo mais gars yi xaaratuñu sax léegi ay affaire policiers ñu ko ngi takk masque yi normalement te loolu nekk na lu am solo gannaaw kaf bi ak ree bi dañ leen di joxaale li nga xamante ni mooy xew ci biir internet bi lii nag ay vidéo wala ay images yu ñuy partagé ñun tamit dañuy ñëw décontracté ñu relax partagé ko reetaan tuuti yaa ngi lay menacé de jàppise naa mairie tey ba jaaroom yi wadd man internet yi yéen laa faral sama gaa yaa ngi lay menacé après dinaa ko kii nee na bàyyil mairie baax na waaw dinaa lire lépp xool lan laa ci war a mën a tontu mais noonu am na solo mais actuellement nii ñuy waxee nii gis naa ñëpp di ko def live sur Facebook surtout léegi live dafa xew mooy mbirum université Cheikh Anta Diop gars yi ngi grève du image bu ñuy bëgg di gis quoi waaw du image bu ñuy bëgg di gis naam tàmm nañu dégg étudiants yaa ngi grève mais dañu ko yëgal nekk ne étudiants yaa ngi daal di grève am na sax ñoo xamante ne comme ni nga ko waxee sànq dañu daal di def seen live daal di ko def en direct donc li tax ñu ne ñu ngi grève c'est un affrontement pour non paiement de bourse la ñu daal di wax ndax étudiants yi jotaguñu seen i bourse donc grenade lacrymogène yi comme ni ngeen ko gisee ci élément bi mi ngi daal di taw projectiles yi xeereeg yooyu donc ñu ngi xeex ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy force de l'ordre nee nañ sax dem nañ ba benn instant wàcce woon affaire yi jéem a def médiation waxtaan mais d'accorduñu affaire yi daal di jógaat voilà daal di dégénérer yaa ngi daw actuellement voilà donc on compte quand même de nombreux blessés am na ñoo xamante ne dañu gaañu du côté des étudiants nee nañ 30 étudiants au moins daal di nañu gaañu également aussi si côté police am na ñi nga xamante ne ni tamit dañu gaañu donc di leen ñaan rek ñu daal di wàccee tension yi un peu surtout que 9 décembre tey lañu n'est-ce pas tey le 9 décembre 9 décembre xanaa xamoo tey mooy anniversaire université bi exactement université inauguration ba voilà loolu laa bëggoon wax tey comme anniversaire inauguration bi la franchement mënoon nañ ko bañ a defee nii parce que c'était l'inauguration en la présence de André Bouloche nga xamante ne ministre français de l'éducation nationale la woon donc université Cheikh Anta Diop mi nga xamante ne moo nekkoon héritière de l'Institut des hautes études de Dakar créé en 1950 donc tey moo nekk anniversaire université Cheikh Anta Diop malheureusement mu tombé ak échauffourée yi. nice mi ngi noonu. 9 décembre 1959 mu tombé waral ay gaaf tey nag feetewuñu anniversaire bi ci neneen mais nii ay grève la ki sànni xeer toujours. mel ni image bi nga xam ne dañ ko collé ak université pourtant université dañ ko defar wane woon nañ fi ak ay images yu am solo. yi ñu fi doon partagé ni ñu ko defaree ba mu rafet ci biir nekk lu yàññi. ñëwoon nañ fi di ko partagé internet yëpp doon ko saluer mais gars yi du message bi la ñu war a mën a def la ñu war a mën a joxe ci. Université Cheikh Anta Diop en tout cas nekk na li nga xamante ni actuellement mooy ay live yu bari ñëpp a ngi koy def ci réseaux sociaux yi leneen li mooy ñu ñëw ci li xew diggante mbëg tey mbirum Demba Ba mi nga xamante ni ci Ligue des Champions bi l'histoire retiendra moom bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo taxoon démb match bi ñu arrêté ko ci diggante Paris Saint-Germain ak Istanbul Başakşehir nekk benn club bu nekk fële ca Turquie mu nekk loo xamante ni lu musul am la ci histoire football mbirum racisme ndaxte baaxoon nañ di ko gis ci terrain yi mais chaque jour match ba da daan continuer moom Demba Ba donte quatrième arbitre bi ñuy wax Roumain bi moom waxul woon ak Demba Ba mais Demba Ba moo ñëw insister ñaari équipe yëpp daal di dellu ci vestiaire ba match bi finalement dañ ko renvoyé ba tey jii ci bëccëg bi tey jii ci bu à partir de 17h55 la ñuy joué waat match bi li ko waral nag wax nañ ko mooy mbirum ay nègre rek yooyu nga xamante quatrième arbitre bi di Roumain daal di koy nekk koo xamante ni fële la jóge ca Roumanie nekk koo xamante ni aussi moo indi coow li ndaxte daf ko traité kii di entraîneur adjoint mi bu club bi moom mi nga xamante ni mooy Achille Webo di Camerounais loolu nag jur ab coow mën nañ leen defal extrait boo xamante ni vidéo bu ñuy partagé ci réseaux sociaux yi Demba Ba ci ni mu doon anglais un peu ñii di arbitre yi mais surtout doon insister doon wax ci toujours ni ñuy traité joueurs yi ñuul yi. These guys. So why when you mention a nigga, listen to me. Why when you mention a black guy, you have to say this black guy. Say, but see, Romanian language. Why you say negro? Why you say negro? You are here. Why you say negro? Why you say negro? Speak like that. Pourquoi est-ce qu'il a dit négro? Pourquoi est-ce qu'il a dit négro? Why you say negro? Hey, he said negro. Why you say negro? 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 You are here. Why you say negro? Why you say negro? mi ngi noonu
pourquoi nga koy wax nit ku ñuul nga te bu fekkoon nit ku weex doo ko wax loolu doo ko stigmatiser noonu wala doo ko beddi noonu mu nekk coow li nga xamante ni depuis démb ci internet bi hashtag bi Demba Ba la respect à Demba Ba ñëpp di ko partagé jur na coow nag loo xamante ni actuellement peut-être ñi ngi xaar ay sanctions waa UEFA wala ñoo xamante ni ñoo ngaan ko football bi ba ci yëf yi gën a ñoŋ ba ci FIFA pourquoi pas wala ay yeneen instance yi nga xam ne ñoo gérer football bi ngir ñu jël ay décisions yu ferme ci mbirum racisme bii nga xamante ne actuellement lëmbe na àddina mais fi mu ne nii gars yi takku nañu ñu dëgër wax nañ ko Demba Ba di non dem ba tey presse bi médias étrangers yi ñi nga xamante ni mbirum internet bi ñëpp ñi ngi ñaawlu taxawaay bi mais surtout di féliciter bu baax ci courage bi Demba Ba am démb mu nekk loo xamante ni ñëpp a koy ñaawlu mbirum racisme moom mooy loolu. waaw mbirum racisme la te man je salue li nga xamante ni moom mooy son courage mais je pense que c'est en lui c'est naturel. donc looloo tax mu daal di ko def et defe naa ne bu moromam yu bëree doon def loolu racisme bi en tout cas dans le milieu sportif dina daal di wàññeeku. parce que dañu noter quand même une certaine montée du racisme. surtout dans le milieu sportif. professionnel donc di ko jaajëfal di ko naan félicitations pour li mu def li et aussi qu'il tienne le bon bout et que aussi ñaanaale ñi nga xamante ne ñooy naataangoo sportif mi ñu daal di am assez de courage comme ça daal di ko def à chaque fois qu'il y a benn manifestation de racisme comme ça. Pourtant il est constant. ku koy suivre xam ni depuis ci boom bi yëf yi di commencer gën a am ampleur moom day jël position toujours day ferme ci décision yi nga xamante ni joueurs yi nit ñu ñuul ñi dañ koy jouer ci yenn championnat bi bu mujj ba ak def na ko fële ca Italie surtout ci mbirum Romelu Lukaku nekk fële ca Inter de Milan biñ koy traité de racisme ak yooyu waxoon na ni képp kuy joueur bu ñuul da nga war a génn ci championnat Italie bi ndaxte moom day jël position lii nag mooy démb bi coow lu amee benn compte Twitter club bi dafa daal di posté lii ñëpp di ko partagé coow li nag yegg fi nga xamante ne doy na waar médias yi partagé nañ ko ba président bu Turquie gis nga ko mu jël ci def ab communiqué daal di ñaawlu li nga xam ne moo xew fële ci démb ci Parc des Princes gannaaw ba itamit am na yeneen autorité fii ci Sénégal ministre des sports bi nga xam ne mooy président fédération sénégalaise bu football ku ci nekk yéy na ci yàbbi daal di ñaawlu li nga xamante ni moo amoon fële démb ca Parc des Princes mu nekk loo xam ne monde bi yëpp a ko ñaawlu jusqu'à présent mu ngi def buzz ci réseaux sociaux yi te loolu am na solo loolu mooy importance réseaux sociaux yi jamono ji loolooy importance et aussi loolooy force li nga xamante ne mooy réseaux sociaux parce que bu yemoon rek ci télé bi xëy na sama genre yi duñ ko daal di gis parce que duñu seetaan peut-être yenn match yi et tout mais xamoo football doo seetaan football comme ñëpp comme jigéen ñu bari mais léegi gis naa jigéen ñi ngi seetaan football léegi non moi je suis plus match NBA man basket américain nga man basket laa gën a nekk que football mais bu ñoom Messi di jouer Barcelone bu ñuy jouer damay toog. gis nga ko président bi ma doon sànq. waaw Racine je condamne fermement ses propos racistes. moom Erdogan. waaw Erdogan bi fi defoon buzz fan yi moom tamit gis nga ko Macron condamné ne bu baax. waaw lii di coow yi nga xam ne moo amoon démb lii am na solo di wane ni même bu ci autorités yi gën a jël position mais surtout di bàyyi wàlle xel ñi nga xam ne ñooy waa UEFA. noonu la li ma bëgg a wax waaw ñi ngànk football bi yëpp daal di gën a jël position mais surtout di ñaawlu genre situation yu ni mel ndaxte vraiment joueurs yu ñuul yi dañu sonn ci terrain yi c'est surtout moment yi nga xamante ni 2020 bi ñëpp gis nañ li xewoon États-Unis gisoon nañu tamit li xewoon Black Lives Matter bi nga xamante ni jur na coow ci àddina mais surtout sportif yi di ko dund mais genre situation yi dina tax ñëpp déplorer situation yu ni mel ku ci nekk mën ci am taxawaay bu am solo mu xam ne lii dafa war a na denc ci terrain yi mooy li Diop Ndiaye mi wax internet bi di seetaan suñu émission bi ndax nee na Demba dafa def li nga xamante ne moom la waroon def et nee na tous les joueurs devront être solidaires comme ça racisme bi dina daal di wàññeeku merci Diop Ndiaye commentaire pertinent. wax naa ko muy UEFA di waa FIFA CAF ñëpp ñu nga xamante ni ñoo ngànk football instance yu mag yi dañu war a jël décision yi yu ni mel ndaxte lii soxla nañ ko amoon na benn vidéo bu kii di Samuel Eto'o defoon ci genre situation racisme yi joueur ñi ñu ñuul ñi di ko dund waroon nañ ko partager mais peut-être nañ ko bàyyi ba demee waaw ba demain inshallah loolu nekk na lu am solo te message bu am solo la ci jamono ji inshallah dinañ ko jàllale demain leneen li wax nañ ko importance su réseaux sociaux yi jamono ji ñuy doxee ni mbirum internet lépp dañ koy partager muy lu fes muy lu ñëpp di ko gis muy lu ñaaw li nga xam ne gis toujours dina permettre autorités yi di ci jël yenn décisions yi bërki démb wax nañ ko ak situation wu Ken Ndoye mi nga xamante ne dafa amoon nekkoon athlète bu mag amoon ay jafe-jafe wérgu yaram démb ba yëf yi yegg na fi nga xamante ni yegg na ci nopp autorités yi état jël ci ay xaalis bu bari daal di koy teg ci loxo njabootam ngir ñu faj ko loolu am na solo réseaux sociaux ba tey bërki démb la xewoon ca France
Michel. producteur bi nga xam ne yëf yi. dañ ko dooroon yegg ba ci président de la république jël ci ay décisions loolu am na solo. moo taxit parfois da ngay gis ni wax naa ko nouveau média yi daal mi ngi yëngal àddina fi mu ne nii. waaw mi ngi yëngal àdduna daal di en fait je pense que pléonasme la sax suñuy bu dee dañuy jàpp di ci waxaat parce que gis nañ ne que événement yu daal di xew en tout cas fan yi yëpp et puis ci jamono 2020 bi. dafay gën a jël ampleur parce que réseaux sociaux yi dañ ko jël daal di ko gën a amplifier ñoom ñëpp ñu manko d'un seul homme. comme une seule main plutôt. ñu daal di ko xeex ba autorités yi jàpp si ba autorités yi jël si li nga xamante ne moom mooy ay mesures. loolu baax na mais ñi lay support nag bari na gis naa ni internet yi ñoom ñëpp xam nga ñuy suivre bari na nii. waaw yëf yaa ngi gën di yokku mais ñëpp ngi lay support tant le fait que ma lay sànni xeer nii quoi. ku nekk naan bàyyil mën mairie naa la internet yi jaaroom samay yi xarit dama ko wax ba mu wadd wane la cat la. internet yi samay xarit lañu man si ñoom laa far. El Hadj wax na dëgg El Hadj Malick. mu ne la xam nga may wax ak kii bi mooy sànq li ma bëggoon wax. maa ngi bëggoon wax UFOA. il faut waaw. sànq lan laa doon wax sax am na je me rappelle plus kii di wax ak man ci sama nopp bi mu ngi la bëgg a wax ne yow faux raccord ngay joxe ak sa jaaro yi fi mu ne nii. lu tax faux raccord lu tax may joxe faux raccord parce que dama ko. jaaro yi. waaw xam naa fi muy waxee waaye bàyyi ko ak man. ñi laa koy bàyyi. am na leneen lu ma bëggoon wax boobu la leen wax noonu sama nopp yi maa ngi la bëggoon di wax ne la kii nee na la ngay joxe faux raccord quoi. waaw do baax na nekkuñu ci film bàyyi ñu continuer nii rek. na ko de faux raccord yeeg yooyu jëkkati film la moom mairie mais fii Sénégal tamit am na ay photos yu ñuy partagé terrain Sicap bi ñu defaroon yàggul 2017 la 2018 demoon naa ci inauguration ba. waaw mais dafa gis naa ni léegi kii bi BRT bi en fait moo tax ñu daal di defar voilà BRT bi moo tax ñu daal di ko toj comme ni ngeen koy gisee nii. donc comme ni nga ko waxee à ton entame li nga xamante ne mooy terrain bi nekk Sicap ñu bëri daan fa dem di jouer en famille wala entre amis dañ ko daal di inauguré woon en 2017 donc 3 ans après ñu daal di ko toj pour li nga xamante ne mooy installation BRT bi. bon peut-être que ñi nga xamante ne ñoo nekk autour ak toj bi ñi muy yàqal xëy na dinañ leen dédommager on n'en sait pas encore grand chose mais de toutes les façons dinañ def suivi de cas bi topp ko ba xam. mais en tout cas lii dafa daal di marqué ñi nga xamante ne ñoom ñooy faral di dem. voilà si foofu ci terrain bi. terrain ak bu ñi siiw fa la dëkk waaw terrain bu siiw la moo tax nag affaire yi daal di xaw a def benn tollé ci réseaux sociaux yi. ñëpp daal di si waxtaanee ñu ne rek nañ ko baaxee suñu internautes yi ak téléspectateurs. am na solo ay xibaar la ñuy partagé ñun tamit ñu koy partagé ndoo ak yéen. leneen li ci réseaux sociaux yi gis naa dem ko def ak benn tweet. ay tweet yu bari. waaw di wax ay règles de bienséance. wallaay ci téléphone portable donc kooku dañ ko waroon jox junni. moo tax mu koy partagé. comme que ñun lépp lu ñuy gis lu baax loo xam dina leen jariñ ci internet bi dañ koy ñun daal di partagé. kii dinañu baal dinañ partagé tweetam yi. ci télé bi Jamila mi c'est dans le sens de bien faire. waaw pour Jamila gën a informer gën a xamale nit ñi. ñi ñuy war a jëfandikoo téléphone portable yi. comme que mairie nag astuce de mairie la. waaw lii baax na solo ñu leen koy proposer à chaque fois nit ñi gën a xam rek. waaw nit ñi gën a xam donc ci astuce de mairie tey dañ leen di indil entre parenthèses lu ñu naan les règles de bienséance pour bien utiliser li nga xamante ne moo di WhatsApp merci Jamila ci loolu parce que dina tax ñu bëri daal ci jàng. donc nee na sauf lien particulier avec son correspondant maanaam boo amul yenn liens yi maanaam yenn jegeyantoo ak nit. ni ngay utiliser WhatsApp nii la sa interlocuteur. soo koy woo. bu décroché wul nga bàyyi ko bul insister nga yónnee message donc booy woo nit décroché wul yónneel message. s'il ne répond pas. c'est pas parce que daf lay tuuteel wala parce que dafa am problème ak yow mais c'est parce que peut-être dafa jàpp bu paree dina la tontu bul inonder sa boîte ak bonjour bon lundi ak bon vendredi xam nga rek ak bon appétit ak yooyu parce que day dem gis nga waaw yónneel message bu sérieux comme ça affaire bi du ko noyer. donc bu leen aussi inonder message WhatsApp bi avec mooy vidéo yàlla nee na kii bi nee bon yenn saa yenn vendredi yi mairie la ñuy def rek yenn vidéo yi sama yaay jàpp si moom léegi tàmm na ko ci man bu ma yónnee dama koy vu mu woo ma ne ma yaa may vu yàlla nee na yéen mooy message yooyu nga xam day wane daal exactement donc ne pas appeler surtout li gën a important Ndiaye ne pas appeler par vidéo sauf si vous entendez ça messenger sax dañ koy def da ngay jékki-jékki rek gis ko ne tërët woo am na ñoo xamante ne du ñu répondre sama genre du ñu répondre appel messenger. star nga. non du question star ça se fait pas da ngay bind ak nit ki ba pare nga xool ndax il est dans les dispositions. pour mën a jël appel vidéo. donc bu leen partager ay infos sauf si vous êtes sûr de leur véracité mooy fake news yi ñuy wax yi. tant que information bi wóoru la bu ko daal di partager et si c'est la première fois que vous envoyez un message c'est plus convenable de vous présenter bu dee par exemple. Maak Ndiaye musuñu wax
WhatsApp xamante wuñu balaa nga koy naan hello wala nu mu demee wala yooyu présenté wul ne ko man la diw man la diw man la diw. naka la voilà quelques règles rek envoyé le message mais fils naka la. voilà te groupe yi dimbali leen ñu surtout groupe famille yi. du forum prière non yooyu yi dafa important. parce que baax na si moo tax ñu koy partagé lu am solo la kii ñu def tweetam yi parce que dafa nekk benn tweet bu nga xam ne ça alerte ñun ñëpp koy dund voilà damay tooñ nii rek naan la c'est normal c'est bien pour nit ñi xam lii que ni peut-être dañu xamul moo tax comme que tamit téléphone yeeg internet ak léegi dafay yomb ba accessible ba ku ci nekk doo xam noo koy mën a dañuy ñaax rek waxuñu ne rek ne lii moo joxewuñu benn leçon mais dañuy ñaax nit ñi rek ñu ciy bàyyi xel lu am solo la waaw nañ ci bàyyi xel parce que ñu bëre dañ koy def peut-être sans savoir mais comme toujours on vous dit dans cette émission on vous informe on vous divertit mais WhatsApp tamit muy WhatsApp muy Messenger muy beneen autre application de messagerie noonu nga koy defee surtout boo amul yenn liens yi vraiment Ndiaye moom mën naa jékki-jékki rek woo ko appel vidéo waay ba mu woo appel vidéo xam ba nga woo ma appel vidéo rek jaajëf mais gis naa gars yi bari ñu ngi lay support ci gis nga Sénégal yi dañuy bañ koy tuutal nit kuy kii yi jàppise waaw dañuy tooñante rek gis naa gars yi bari di la support naan ma bàyyil mairie bàyyi naa ko léegi damay bàyyi du ma wax dara damay toog jouer l'innocent nii toog jàpp sama ñàmbur du ma ko wax dara Ndiaye sama waay la nag sama waay la dafa sonn rek waaye sama waay la xam nañ ni dañuy tooñ même ñuy wax ni dañuy tooñ ànd ak ñun mais réseaux sociaux yi nag démb ak tey am na benn vidéo Idrissa Seck encore waaw Idrissa dafa tënd buzz gis naa dem ba tey ñu koy affaire Demba Ba bi sax moo tax mais gis naa ba tey ñu koy partagé am na benn forum daal bu daal di am président bi toog nit ñi naan ma ngay feccal président ñi naan mi ngi en tout cas gars yi ngi partagé vidéo bi je pense que bu vidéo bi pare mën nañu ko mën nañu xool élément bi ñu xool mi ngi noonu Idrissa Seck gars yi nag temps yi internet yi dañ ko noppaloon tuuti. mais léegi démb ak tey mi ngi defaat buzz. dafa mel ni coow ko jig dafa bëgg coow. oui waaw vidéo bi gis nañu démb ba tey gars yi ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi diggante démb ak tey ñun tamit comme que lu ñuy partagé rek mu am solo donte du gaañ kenn. dañuy toog ci fën ñu daal di koy partagé ndoo ak yéen vidéo bi gars yi internet yaa ngi koy partagé ma ngi xewe woon démb ci benn forum. waaw benn remise de prix la woon scientifique. je pense donc. la jóg daal di tàccu wala di xaw a yëngatu noonu comme ni ngeen ko gisee ñoom mag yi di ko tàccu muy xaw a dóor ay quelques petits pas de danse. am na solo le meilleur pour la fin. kii kan la lii lan la démb am na benn kii kan la bu ñu fi mais ñi ko trouvé nag dafa bari. waaw yow yaa fi joxe indice bi naa ma ñi ko trouvé dafa bari. man dama yaakaar ni duñu xàmmee affaire bi. yow la même Awa Gueye bi ci télé bi sax trouvé na ko ndax bind na ma nee na ma Awa Gueye nee na ma carrément. waaw lii moom moo ko trouvé. waaw. donc mais kii kan la ñi ko trouvé muy Elisabeth II on prononce en anglais Elizabeth. comme ni ko anglais di bëgg a waxee. donc Elisabeth II non ñoom dañ koy kii Elisabeth II. né le 21 avril. Née le 21 avril 1926 à Londres, moom nag elle est la reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, donc ainsi que de 15 autres États souverains appelés royaume du Commonwealth. donc territoire ak dépendance yi donc moom nag papa moo tuddoon George George VI plutôt daal di accéder au trône en 1936. non George VI. c'est un film bi de Queen man moo tax ma retrace waat Wikipédia wiki la. donc moo accédé au trône en 1936 à la suite de l'abdication de son frère Édouard. donc elle devient à l'âge de 10 ans l'héritière présomptive de la couronne britannique donc ba léegi mi ngi daal di nekk reine d'Élisabeth moom nag mu ñëwoon en visite officielle. ak ki nga xamante ne nii moom mooy. temps boobu président Léopold Sédar Senghor moo fi nekkoon. moo fi ñëwoon 1961 la woon. voilà 1961 ñi ko trouvé bari nañ internet yi moo tax dañuy zappé ndànk bàyyi ba suba ñëw laaj wax kenn kuy dem ci jiili am na solo wan leen ñu kii kan la bii balaa maa ñëw ci information bu am solo bi nga xamante ni soxal nañu ñun ñëpp comme d'habitude. kii kan la Mary. waa kii war naa mën a yomb tamit. pour yow kii gars yi xamee nañ ko. normal bu fi joxati benn indice. man kay waxatuma sax ne démb am na ko ne ma yow indice yi ñuy jox moo ñu gën a inspiré. waaw bon xaaral ma kii moom war naa mën a yomb nag kii moom je pense que gars yi dinañ ko mën a. gars yi dinañ ko mën a gis. ñu xool kii kan la dégguma sax gars yi
voilà non information bu am solo bi El Hadj Malick balaa ñoo jeexal dañ ko xawoon fàtte léegi démb ba tey gars yi ngi doon partagé benn document boo xamante ne ñu ne mbirum émigration clandestine ne Youssou Ndour moo ko signé mu nekk faux document boo xam ne ñëpp a ngi ko doon partagé mais ñoom seen bopp defoon nañu benn communiqué fesal ne document boobu ñuy véhiculer ci réseaux sociaux yi Youssou Ndour autorisé wul benn sénégalais wala benn sénégalais ci benn consul ak bu Napoli organisé wul benn collecte de fonds pour xamal leen ni dañuy dajale ay nit ngir yóbbu leen ca kaaw amu ci benn rapport te loolu képp ki nga xamante ne dégagé na ci ay responsabilités am ay faux document la document yooyu wérul donc li ñuy wax chaque jour ci émission bi mooy balaa ñoo partagé benn document nañ koy vérifier wan nañ leen ay moyens ni ñuy defee fact checking bi image yooyu loolu dafa nekk lu am solo loo xam ne suba dinañ ci ñëwaat pàcc bu am solo mais lii ñu ngi ko doon partagé ci réseaux sociaux yi te faux document la te loolu baaxul te wax naa ko gars yi nañuy suivre ñu leen di wan nan la ñuy xamee document yu wér ak yu wérul waaw mu nekk benn faux document comme ni nga ko waxee boo xamante ne day naan que ne autorité sénégalaise yi voire le consul de Napoli dafay organiser des collectes de fonds ba pare dañuy offrir travail aux Sénégalais d'Italie donc c'est faux c'est archi faux te nee nañu document bi le pire c'est que ñu ngi koy partager di ko transférer ci WhatsApp bi donc lii communiqué la alerte info la pour dire que en tout cas bureau PCA Youssou Ndour moom moo ko génnee nekk document boobu c'est faux donc bu ci kenn jàpp di ci partagé wala di ci sukkandiku naan Youssou Ndour dafay offrir du travail aux Sénégalais d'Italie wala dafay am benn collecte de fonds collecté wuñu defuñu dara donc képp ku ci dugal sa xaalis xamal nañ ñu ngi lay nax. jeex na sunu heure jot na. tàggatoo bi dama koy bàyyi sax ba demee jox nañ leen dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi doon jaajëfal équipe digitale bi nekkoon ci ginnaaw di ci jàpp El Hadj Malick mi doon réalisé Youssou mi doon defaral éléments yi di leen jox dig daje ba suba mairie tàggatool gaaw vite fait heure bi jot na. suba dinañ ñëw ci waaw demain incha allah rek dernier numéro bi de la semaine ñu daal di ko boucler en beauté incha allah di remercier Mungis Personal Shopper pour la tenue donc incha allah dinaa leen jox contact yi ci réseaux sociaux yi. ciao à demain.